jërë ngeen jëf Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu ku ci nekk ci ñaari coalition yi yaa ngi fëgg sëb dënn di tëgal say wagg di bàkku na yaa gañe wotey député yi Vox Populi nañu ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar waaye Yewwi Askan Wi ñoom it def nañu ab conférence de presse démb ci ngoon fa la ñu xamle ne ñoo gàddu ndam li ñoo am majorité ci assemblée nationale di ci fal bokk ci ñoom bokki ci ñë fa yëkkati ay kàddu di xamle ne bi ñu defee seeni calcul ba nuppi li ñu trouvé moo di ci téeméeri député ak juróom-benn fukk ak juróom yi war a am ci assemblée nationale juróom-ñett fukk yi ak ñett yëpp ñooy borom léegi na leer ci bopp ñëpp ne assemblée nationale bii di ñëw opposition parlementaire ba waa Benno Bokk Yaakaar lay doon mu di ay kàddu yooyu Vox Populi nee nañu Aminata Touré weddi na ko nee na waxi cohabitation gi yenn opposants yi di rumandaat nañu ko teg fi suuf ndax mënut a nekk ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñooy majoritaire ci assemblée nationale lise ko nañu tey mu neex ni coalition bu ci nekk yaa ngi fëgg sëb dënn di yëkkati sa loxo ne yaa gàddu ndam li Walf Quotidien bind ci xëtamu njëkk ne waaye Yewwi Wallu nee nañu am nañu 83 députés L'Observateur ne ko waaye Aminata Touré dàq na lépp luy waxi cohabitation seen digg ak opposition bi ci assemblée nationale waaye bu ñu sukkandikoo ci journal le groupe Futurs Médias bi njaw mi ngi desandiw xam bi ndax kii di Khalifa Ababacar Sall ak Mamadou Lamine Thiam ñoo ngi dànkaafu ñi ñu ko séqal l'info nañu seenum xel dafa tàmbaleete ci ne seen ndam li ñu am ci élection législative yi waa kër Macky Sall yi dañu ci bëgg a teg loxo confisqué ko yéenekaay bi nañu lii moo tax intercoalition Yewwi Wallu di dànkaafu gaañi di leen wax ne bu ñu bëggee dugal benn nduxum ci résultat yi tukkee ci urne yi dinañu gis biddiw ba cëkk libération bind ne tête de liste nationale bu Benno Bokk Yaakaar di Aminata Touré résultat yi mu joxe woon waaye Yewwi Wallu xutti nañu liste ba taxañ ko sànni ci sën ba Mamadou Lamine Thiam nañu ci journal bi teel a nangu dafay yombali duma nañu gëm ne cohabitation dafay am assemblée nationale fa la force te jaru ñu ci am kersa ndax du gàcce Walf Quotidien nañu Mimi Touré mi génnoon ay siifaram wanaasu waat na ay siifaram direct news nañu intercoalition Yewwi Wallu mayu ñu leen dara ginnaaw génnuk Aminata Touré gi mu génn keroog ñoom it ñoo ngi riposte Soleil national jàpp ne suspense di xiini miina gi ñu ne woon ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak intercoalition Yewwi Wallu ca la ñu toll ba léegi enquête dina kay nañu guerre des chiffres ga mooy wéy ba fi mu nekk nii Sud Quotidien ne ko moom kay ci bëjoogu métti ci la ñu nekk bras de fer entre pouvoir bi ak opposition bi waa Wallu Yewwi nee nañu am nañu 83 députés ci assemblée nationale Aminata Touré ne mënut a nekk ndax ñoom ñoo gagné fanweeri département ci ñeent fukki département ak juróom-benn yi ci réew mi ñooy majoritaire ci assemblée nationale contentieux électoral gi am ci yëfi Le Quotidien deuxième tour la ko tudde ba di ñu wax ne coow laa ngi ne ci cobbay waaye Yewwi nee nañu amuñu sikki sàkk ci 83 députés yi ñu am ci assemblée nationale Aminata Touré di wéy di xamle ne loolee mënut a nekk ndax majorité ba ci assemblée nationale moom ñooy boroom waa Wallu ñoom yéenekaay bi nee nañu ñoo ngi sàkku ci seenu ñooñ mu di seeni militant ñu mobilisé wu waa L'Observateur xëy nañu mobilisé wu fa bu dem seeti avocat bii di Robert Bourgi doo nit kuy càmbar politique gu réewum Sénégal ngir waxtaan ak moom ci ne élection législative yi keroog yi tëddee ci réew mi Robert Bourgi nee na leen li mu gis te jàpp ko te di ko digal Macky Sall moo di li ko war mooy mu woote póot mu mag xool li mu tilimle mu sàkk ci pexe le mandat di ñu baaxee li mu jàpp ne mooy feebar yi dal président Macky Sall ba tax mu dëkkee mbetteel ci élection yi fi jot a jaar benn moo di coowal góor jigéen yi lëmbe réew mi ñaareel bi di waxi troisième mandat yi mu leeralagul ñetteel ba di yu bari yi xew ci réew mi te ñu gis ne injustice da caa bokk journal la mandat jàpp na ne yii mooy yi sànk Macky Sall ak fa mu sànku libération nee nañu ca benn dëkk ñaari gaar di ca kees fa la raay ba téene ndax ca foofee ña fa nekkal Macky Sall Macky wékkoon ci ñoom yaakaar ñoom ñëpp la ñu fa duma wulli leen fa ba mëqal leen poussière mu di Idrissa Seck di Yankhoba Diattara di docteur Augustin Tine di Pape Siré Dia ak Habib Niang Vox Populi nañu du ca kees rek fa la làmbaay ñaawe ndax ci Médina ca Parcelles Assainies Kër Massar Kees Guédiawaye Louga commune Kolda commune Ziguinchor ak Kaolack bu rëy ba fa sëti Cheikh Ibrahima Niass liggéey ci élection législative yi mu di mouvement force vive de Médina Baye journal bi nañu démb la comité directeur bu mouvement bi doon conférence de presse doon leeral fa ñu jaar ba gañal waa Benno Bokk Yaakaar ca département bu Kaolack Baye Elimane Niass mi porte parole bi ak Ndeye Fatou Seck mi responsable jigéeni mouvement bi ñoo ngi ci indi ay leeral na leer nañ ñi ñu dem ci L'Observateur waxtaane wàllu tàggat yaram yëral xët mu mujj journal bi ndam li yéenekaay bi nee nañu tournoi bu bees la boo xam ne suba ci àllarba ji lay tàmbali lancement bi démb la woon mu di xew-xewu football boo xam ne li ko tax a jóg bokk na ci joxaat nawetaan bi beneenub xar kanam bu gën a jekk Malal Junior Diagne mi organisateur bi mi ngi leeral ci biir journal Record li tax a jóg tournoi ndam li ni tournoi bi tëddee ak la ñu ciy séntu. seen parfum yu neex yi di Saphir gamme Clarissime Home Choice Sénégal ak marque bii di Total Tools ak déodorant Malaysia Yumo ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye di ko gërëm di ko sant di ñaanal Malal Junior Diagne ndam lu yaa ci tournoi ndam loole mu fas yéene organisé di ñaan it recette yi bu ñëwee ñu gis ko xibaar yi la woon ak RFM mbokk yi bokkoon na ci ne ay xibaar wàllu politique geek élection pal ak député dimanche ji nu génn jàppaleen ni ñu ngi xaar résultat nëgandiku yi ci commission bi ñu dénk wàññi gi jamono Yewwi Wallu ne mooy ki amee majorité Benno Bokk Yaakaar ne ko déet ñoom la fareel googee majorité waaye ni nu ko waxee ñu ngi xaar commission bi ci wàllu woowe jëm ci recensement la fi askan wi sànni woon ne xob dimanche ji nu génn wàllu xibaar bokk na ci li nga xamante ni it mooy amnistie ngir Karim Wade
Wade ak Khalifa Ababacar Sall Yewwi Wallu mooy seen yéene bu nu eggee assemblée que toogu yu ëpp waaye it loolee mun na bañ a antu ne bi yéene bu fekkee ni président de la république ci boppam àndu ca day def li ñu naan veto législatif maanaam ak lankal jëmee ci ñoom faaw boobaa ñaareelu lecture ngir assemblée gi ci it ngir kon opposition bi am loolee mu bëgg dafay laaj nag mu am ca penc ma juróom yoo ci jël ñetti maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeenti député ca loolee coalition jëm ci résultat provisoire yi yu dimanche ji nu génn nay jongante talaata tey ji la commission bi ñu dénk wàllu ko wàññi gi di jublu ci liggéey bi jamono yu waaye Yewwi Askan Wi ne ñoom Yewwi ak Wallu ñooy ñi jiitoog juróom-ñett fukk ak ñetti toogu ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ya waa Benno Bokk Yaakaar weddi ba mu set ne ñoom ci gàttal ñoo gàddu majorité gi soxna Aïda Mbodj moom ak kàddu yi soxna Aminata Touré ñeel ba tey assemblée nationale dafa gis ne da ca bariwul xam-xam ci mbir ak penc ak na mu tëddee. leneen ci xibaar mooy penc meek ñii di waay Yewwi Wallu yéene bi ñu am ci bu keroogee seen ak yegg si ci assemblée ñu daal di wutal amnistie Karim Wade Khalifa Ababacar Sall loolee mun na bañ a antu bu fekkee ni njiitu réew mi ci boppam andu ca daal di ca teg ak lànkam ndax it mun na ñaan bu boobaa opposition bi wala boog assemblée bi ñu dellu ci ñaareelu lecture ci it faw bu keroogee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci député ñu am que ngir mën a jàllale seen yéene boobe ca loolu génn ak mbootaay amu ko assemblée nationale. ci technique bi Lamine Sow. mbootaay gi nu dénk wàllu ko xayma ak wàññi gi ñeel élection ya fi woon dimanche ji ñeel palak député ñu ngi xaar ci ñoom résultat ya nëgandiku yi talaata tey jile ñu fàttali ne nag mbooleem ndaw yi juróom-ñetti coalition yi seqoon jongante bi dinañu fa teew ci boobeeb liggéey ni ko yoonalu ko watee waxee ci article LO 142 ak LO 143 kon bu code électoral bu Sénégal njiiti intercoalition Yewwi Wallu doon addu démb ci janook taskatu xibaar yi ñoom nee nañ daal ci assemblée nationale téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi toogu yëfa juróom-ñett fukk ak ñett ci seen xayma moom la ñu garde ci wote dimanche ji nu génn loolee kon jox leen a majorité moo waral kon seen ak yëglu démb ci conférence de presse ci teewaayu Mamadou Ly. conférence des leaders Yewwi Wallu ci seen conférence de presse bu ñu amaloon ci permanence PRP di ñaawlu génn bi Mimi Touré tête de liste nationale Benno Bokk Yaakaar. ñëpp jaaxle ngeen démb bi madame Mimi Touré génne di joxe ay résultats alors qu'en ce moment moom ci boppam xamoon na ni kenn pareegul au niveau national di compiler seen compilation pour mën a am résultats yu vrai parce que ils ne sont pas plus organisés que nous waxtu bi muy joxe même président yi nga xam ne ñoo nekk ci tribunaux yi ñoom xamuñu kan moo gagné ku gagné wu. bu ñu sukkandiku ci mandataire national coalition Yewwi tendance yi ak résultat yu ñu jot day fësal coalition Yewwi Wallu moo am majorité ci assemblée nationale. et lii boo leen ko xoolee ni mu tëddee ak tendance bi muy jëm ci liste proportionnelle boobu war nañ fa mën a xaar 28 députés liste proportionnelle boobu. faites la somme de 55 plus 28 ça vous donne un mine de 83. au moment où je vous parle l'intercoalition Yewwi Wallu a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Khalifa Sall moom di dànkaafu lépp lu jëm ci manipulation ci résultat yi. gis nga suñu victoire bi dañ koy préserver lu mu ñu jaral lu mu leen jaral dañu ko jaral. il est hors de question que dara di ci buure wala dara di ci changer. que victoire bii ñu am duñ ko négocier duñ ko sàggane te duñ ko ñàkk. opposition ak pouvoir ku nekk di yuuxu victoire waaye lu jëm ci liste nationale bi nga xamante ni ñu ngi ciy xëccoo 53 députés Déthié Fall gis ni projection yi day wane ndam li nga xam ni yaakaar nañ ko ci. Mamadou Ly safaan wala soxna Aminata Touré gis majorité gi mu ngi ak ñoom Benno Bokk Yaakaar ndax wàññi gi nu def ñoom ñu ngi ko teg ci code électoral bi wéeru nu ko ci fichier électoral conférence de presse bu Benno doon amal ci seen dala parti bi di APR ñu teewlu ko moom soxna Aminata Touré ak Abdoulaye Diallo. dafa mel ni am na ñoo xam ne nii ñu ngi bëgg a indi lëndëm ci li am voilà ak di bëgg a soppi li nga xam ne mooy li jot a am benn parti opposition bëgg a indi warate boo xam ne bi mënta am loolu mënul nekk parce que li ñuy tënk mooy code électoral. am na ku naan waaw parce que ñun fi ñu gagné moo ëpp nit déedéet du demee noonu code électoral yi mu xam mooy ñi wote tey boo amee fu ëpp nit te nit ñi wote wuñ la lu bëri keneen am foo xam ne fii xëy na nit ñi tolluwul ci li nga am ba noppi ñoom ñu wote lu ëpp li yow li nga am li ñuy seet mooy nombre de personnes bi wote donc kooku doon wax ci bokk ci opposition war naa dem xoolaat
code électoral bi nga ko jàngat parce que amu ci maîtrise booy wax boobu fichier rek mooy comprendre loolu code électoral waxul fichier code électoral yi mu wax mooy ñi ñu inscrire ña ca wote loolu mooy li am solo kon foofu ka doon wax moom juum na te loolu kon aussi jaar na suñu mbokk yi xam fii werante mu taw ndax dañuy xamee nombre de députés yi mooy bu ñu jëlee ñi nga xam ne ñoo wote ñëpp ci Sénégal ñu diviser ko par 53 mooy ñi ñu bind ci liste nationale loolu day indi lu tubaab tuddee quotient bu ñu xasee nga xam quotient bi yow yaa xam 2 millions de voix nga xam wala 500 000 voix nga am war ngaa mën a calculer sa bopp nombre de députés. mu nekkoon leeral ak gis-gis bi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar ñoom am nañ ko ñoom it ci élection yi ci gàttal ñaari wàll yi di Benno Bokk Yaakaar ak Yewwi Wallu ku ne nee nga yaay ki ëpp lay toogu fàttali ni talaata tey jii la commission wàññi gi di tàmbali liggéey bi ñuy xaar ci moom résultat nëggandiku yi soxna Aïda Mbodj àddoo ca Bombay gi mu nekkoon ginnaaw li nga xamante ni mooy wote yi rafetlu taxawaay gi ci Yewwi ak Wallu amee lu jëm ci kàddu yi soxna Aminata Touré ak nanu wàññee ñoom seen ak ngañaay mu gis ne xëy na ñàkk xam-xam ci wàllum penc ak na mu tëddee li ko waral ñu gis it ne bu fekkee ni ñoom waa opposition bi daan nañ am togg yu ëpp assemblée ak ngiroo day am ci liggéey bi dul ni demee mu ne Bombay Babacar Diouf. ci kaw oto bi mu yéegoon Mame Say Ndiaye député bi ñu fal bees ci Bambey wër dëkk bi di jaajëfal askan wi nga xam ne ñoom ñoo ko woteel ci wetam Aïda Mbodj di dalal xelu askan wi. ay républicain lañu ñun ñëpp ku ci nekk da nga am aspiration am ambition boobu tax na ba yaakaar naa ne loo bëggul ñu fay la ko doo ko leble te amuñu intérêt à moins de 16 mois de la fin du mandat de Macky Sall ñuy bloqué réew mi. Aïda Mbodj mel ni kuy weddi Mimi Touré ci cohabitation bi nga xam ne nee na mënut a am ci Sénégal. waaw man c'est dommage parce que man Mimi dama respecté woon xalaatam respecté xam-xamam mais li mu wax xam nga du xam-xam la majorité se mesure en termes de député il est vrai que dama koy concédeel ñàkk xam-xamam ci loolu parce que defe naa musul nekk député. naam nee nañ duñu bloqué assemblée nationale bi wante teewul li nga xam ne mooy liggéey bi ñu leen fa sant danañ ko def ba mu mat sëkk. xam ngeen ne à partir de 2023 la ñuy commencer di gérer les ressources naturelles gaawantu nañ ñoom il y a 2 mois au niveau de l'assemblée jour boo xam ne ñëpp dañu xatoon muy un vendredi man keroog Bambey laa war a ñoom ils étaient obligés de rester gaawantu séddale ressources yooyu lu kenn yëgul ci Sénégal on s'attend à avoir une majorité boo xam ne dina leen contraindre à revenir sur cette répartition. ñu àndoon nag askan wu takku topp leen ci seeni oto di wër Bambey ñaari jigéen ñi de wone seen mbégte ci li nga xam ne loolu lañ am ndam Bambey RFM Babacar Diouf. ci yooyu jamono ñuy ndamoo seen taxawaay googe ñoom waa Benno wala bokk Yewwi Askan Wi ca Bambey waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ña nga woon ci diwaanu Njaareem ñoom it ña fare foofee ne élément yu Benno Bokk Yaakaar doon am mbégte ci seen gañaay ndax ci wàllu lim bi ña nga am 20 junni xob yu tegal 2 ci kanamu Wallu ak 23 junni yu tegal 2 Benno Bokk Yaakaar Njaareem gis ne li leen may ndam li du leen lu may ak Benno Alimatou Sarr. C'est toute l'opposition réunie dans le département de Diourbel, le Benno les battre. C'est ça les résultats aujourd'hui. Benno Bokk Yaakaar jël ndamub élection législative yi ci département bu Njaareem mu doon ab victoire boo xam ne ñëpp ca booloo ci kàddub honorable député Fatou Diané muy jaajëfal bépp leader. Ce que monsieur Sayer Diop a eu à Kër gu mag mënuma koo génne ci électorat ba. Ce que docteur Soumaïla a eu à Kër gu mag je peux pas l'enlever dans l'électorat. Mais ce que Fatou Diané et Moustapha Gueye ont eu à Kër Cheikh boo leen ko génne électorat et ce que notre ministre a eu dans la commune boo leen ko génne électorat bi jeex. Donc c'est main dans la main on a obtenu la victoire dans le département de Diourbel. ci fukk ak ñaari commune yu Diourbel Benno daal dina jël raw gàddu gi ci fukk ak benn yi li leen nag di wone rek jàppandalu commune rurale yi Dame Diop mooy coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar. jël nañu recommandation yi xam ne suñu président coalition président Macky Sall jox nañu ko ñu joxoon ko loxo bokk ndey bokk bàyyi yëkkateendoo doorandoo moo tax ñu am résultat yi ñu am fii ci Diourbel résultat yi nag jàpp naa ne ci fukki commune ak ñaar Benno Bokk Yaakaar moo yóbbu fukk yi ak benn gagné élection yi ci téeméer boo jël juróom fukk yu tegal tuuti maanaam am na majorité fii ci dafa dellu ca Angleterre ca Everton nga mu bawoon ngir dikk ci Paris Saint-Germain
gannaaw bu mu fi jongante ak diir daal dina kon dellu ca Liverpool googa xaatim na contrat ba daal ji nag def visite médicale loola dafa dëppoo ak taxawaayu entraîneur bu bees bu nekk ci Paris Saint-Germain ngir yeesal yenn pàcc ci équipe am boobule ngir ne mën a mate lañu koy sas sénégalais beneen boo xam itam dañu ko jox ab numéro bu 10 ca Chelsea mooy numéro John Terry mooy numéro 26 ñu jox ko défenseur central bu Sénégal bi di Kalidou Koulibaly xaatim foofa mu ni nag jot naa jël téléphone am woo John Terry waxtaan ceeg moom ba nu nangu ndax numéro boobu John Terry bàyyee football dañu koo jëloon daal di koy denc ndax dañoo jàppoon daal numéro la bu ànd ak taarixu équipe bi mu jox ko ca ndigal ba noppi ñaanal ko ca nag lépp lu mu ca def moom ni mu jàllore Kalidou Koulibaly def lu ko raw ak boobule numéro kon moom léegi 26 lay daal di boot ca équipe ba sénégalais beneen bu ñu namoon lool gëj ko gis ci ay cëfëram di Crépin Diatta dina tàmbaliwaat di jongante ak waa Monaco gannaaw bu mu gaañu woon gaañu bu métti métti léegi nag doxaat na ak yëf yi tàmbali di doxal bu baax te nañu sax joué tey jii jëm si tour préliminaire Ligue des champions bi seen digganteeg PSV Eindhoven lay doon bu juróom benn waxtu si ngoon jotee leneen itam des ko waxtaanee mu jëm si wàllub basketball ak Sénégal bi tàmbaliwaat di waajal ñeenteelu fenêtre qualification jëm si coupe du monde xale yi ñaar fukk la ñu nekkoon démb di tàggatu ci kilifteefu seen entraîneur bu bees bi di De Sagana ñu ngi ko doon amalee ci stade Marius Ndiaye ba nu ca noppee nag kenn ci ku nekkoon ci kii bi dikkaat ci di Lamine Samb wax na lépp lu mun na ma def ngir fexeendi ba Sénégalais yi daal li ñuy xaar ci moom mu wane ko te itam ñu am ndam ci jongante yi ñu jëm ñu déglu ko ci micro RFM. 2 ans où je me suis toujours tenu prêt parce que c'est. jot nañu liggéey ci diiru ñaari at mbégte laa am man bokk ko ak samay waajur dinañu gën a liggéey rek yokk concentration bi ndax am nañu chance am benn weer rek ngir mën a préparer wu bu baax a baax changé wu ko bu baax équipe bi am na ci ay ñetti joueurs yi nga xamante ni miinante naa ak ñoom trop lu ñu war rek mooy yokk préparation bi gën a préparer wu bu baax a baax liggéey ngir rek ñu mën a qualifier wu ci prochaine coupe du monde. On va mettre tous les moyens en tout cas pour réussir à se qualifier pour la prochaine coupe du monde. tubarkalla Assane. oui Malal maa ngi lay ndokkeel bu baax. ci lan loolu. damaa yëg ni da nga bokk si député yu nu fal bees. xanaa mën ngay jël kii. da ngaa gis ko falu ci nekkuloon ci liste yi. yow ndekete alaaji da nga nekkoon ci liste te yëguloon ko. dama soppi woon tur.